ci mbirum criminalisation de l'homosexualité ñu gis ni démb les religieux à travers le collectif And Sàmm Jikko Yi ginnaat nañu def manifestation di demander à ce que l'État du Sénégal mu criminaliser l'homosexualité ñu lay wax d'abord ci manifestation boobu noonu ak paroles yi ban jàngat nga ci am. waaw xam nga dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne jullit yi ak chrétiens yi ñoo ëpp. donc si suñuy aada homosexuel bokkul ñu suñuy aada. moo tax soo xoolee am jàngat bi mu am. bañ ko fi yëngal bu njëkk imaam yëpp dajaloo ñaxtu ko président de la République son excellence monsieur Macky Sall wax na ne wax ju leer. tant que mi ngi fi nekk président mi ngi dund. homosexuel kenn du ko légaliser biir Sénégal. am na ay pression yu jóge ci kaw ci yeneen dëkk yi. waa États-Unis ñëw nañ fi waa France ñëw fi mu bañ lànk taxaw fu mu taxaw ne du fi am comme que bokkul suñu aada nag nañ gëm ni loolu duñ ko mën a permettre mu am fi. quant à nag beneen bi nga xamante ni parce que état dafa doy waar. maanaam ñu fi nekk lee ñëpp la war a yamale. ñu tolloo. donc am na ñoo xamante ne dañ leen wax homosexuel fekk ni ay duñu homosexuel. lan la ñu doon. dañuy yaroo ci environnement boo xam ne ay jigéen a fa nekk. yooyu suñ docteur dañuy xam ne lu ñu wax ni efféminisation. koo xam ne fu mu yaroo ci keppaaru jigéen gisul góor day yor habitude jigéen. yaakaar ne homosexuel la fekk du homosexuel. mais nag ñi nga xamante ne dañ koy def am na ci ñoo xamante ne feebar lay doom ci ñoom vice. ñoom hétérosexuel lañ mais seen jëfin dañuy am bëgg a sekk góor ak góor. walla jigéen ak jigéen. donc yooyu yëpp day yi nga xamante ne dafay am. ñun ci wàllu jàngat wàllu santé dañ koy jàngat ci yoo xamante ne am na ñoo xam ne feebar la am na ñoo xam ne nag judduwaale la booboo garaaw parce que boobu ñun waruñu ko permettre ndax amul suñu aada lu ñu xam mooy góor def yëfu góor nekk ak góor am wut soxna pour yokk xeet bi donc ci côté boobu aussi su amee ñeneen ñi nga xam ne dañ fi nekk ñu nekk minorité ci dëkk bi donc war na leen bàyyi ñu am seen droit mais seen droit boobu warul tax aussi ñoom ñu ñëw salfaa ñëw droit ñeneen ñi donc fi ñu toll nii ku ci nekk ku wéetal sa bopp wéet jàkkaarloog sa boroom mun na yëkkati sa loxo ne musoo ko tooñ walla musoo musoo def loo xam ne bind na ne ku ko def dem safara te pourtant ñu koy def mu ñuy jégal suñu jégaloo donc nit ñi dañu war am je pense ci xalaat dañu war a am muñalante dañuy muñalante ba pare jël teg ay système yoo xamante ni la wàllu Europe bañ a egg ci fii pour yàq suñuy doom mais quant à dem di ko criminaliser te nit ki choisirul pour nekk ko ñeneen ñi feebar la ci ñoom je pense que dañ leen faj ñeneen ñi nga xamante ne aussi yàgg nañ ko di ko def ñi nga xamante ñu ràññee tamit ñi nga xamante ne dañoo nekk ci keppaaru jigéen ba yor ay habitudes jigéen te duñu homosexuel ak ñi nga xam ne ñooy homosexuel dëggantaan. mais ràññee boobu noonu nga wax peut-être que comme ñoom ni ñu koy defee ñu demander à ce que loi bi am te bu loi bi amee peut-être que ni dina mën a protéger ñoom si li ñu wax mën a protéger les Sénégalais d'abord. bu ko defee nag peut-être pàcc yi ngay wax ñi nga xam ne peut-être judduwaale la ñi nga xam ne feebar la ñu peut-être ñu mën leen a ràññee boobu noonu nan la ñuy mën a def différence bi kii daf ko judduwaale kii feebar la différence boobu noonu nu ñu ko mën a def ak quelqu'un ki nga xam ne daf ko choisir nekk homosexuel. xam nga soo xoolee ci wàllu médecine dafa yaatu. wàllum paj santé. dafa yaatu am na ñoo xamante ni seen xel dafa màcc ci lépp luy jëm ci xel. mooy psychologue yi suñ la dégloo xool say manière say jëfin dañ xam dëggam yow mii lii lu la dab la walla environnement bi nga nekkoon la. ba ngay nekk xale moo waral loolu yooyu. ci su loolu amee ba pare. ñu ñëw xool naka la ñuy def ba nit ki tàggali ko loolu te loolu am nañ ay pexeem yoo xamante ne nañ ko dem saafara ko di ko def la yëfu góor nekk ci environnement góor ba mu bàyyi yenn lépp dañ koy jàng ndax dox sax soo ko gisee juddu ñu rek dox. dañuy jàngal tey benn tànk ñu naan te di dem ba mu mën a dox. donc je pense que ci côté boobu day jaadu te Sénégal aussi bu ñu fàtte depuis indépendance ba léegi dafa am ministère du genre. ñu bëri daan ko bàyyi ñu ci woon xel léegi bañ demee bay réviser ay constitution
dañ nit commencé di poser question genre boobu lan la ndax si jàngat góor moom wala jigéen. donc waru woon am ministère du genre. li tax mu am genre c'est-à-dire am na ñeneen ñi nga xam ne ay minorité lañ yi fi nekk ñoo xam ne dañu am droit ni ñun sur le plan de la constitution rek. mais le fait que ñun ñuy pays bu nga xam ne dëkk boo xam ne dañ nekk dëkk bu ñu wax un pays laïque. ñii nga xam ne dañoo salfaañ dañoo ànd ak diine. ëpp ñu ñaar fukk yoo jël pratiquement juróom rek ñoo si du nekkul ci diine bu dëgër. fii ci Sénégal waruñu ko fi nangu. waruñu ko fi nangu mais ñàkk ko nangu est-ce que jar na ñuy dem ba koy criminaliser problème la. mais ñoom jàpp nañu comme ñun ay nitu diine la ñuy wax ne les religions yi nga xam ne pratiquement moom la ñuy pratiquer Sénégal benn nanguwu ko ci. kon ñoom foofu la ñu tënku ni à ce que ñu demande que ni war nañ ko mën a criminaliser. non parce que dañuy buñ jawalee ñaar république ak lu ñuy wax juste maintenant dëkku charia. mais ñaar yi ñoo war a ànd. par exemple le spirituel et le temporel war nañoo mën a cohabiter ensemble. buñ ko jaawalee. on est dañoo nekk ci république. effectivement soo nekkee ci république nag da ngay jaaxaane tëdd njaaxaanaay ñëpp nga yamale leen. donc suñ ne déjà dañu bëgg transhumer wala transformer la république ñu yóbbu ko ci charia. pays bi nga xamante ne pays jullit rek la. ku sàcc ñu dagg sa loxo ku fen ñu teg tuma ku njaaloo ñu dóor la téeméer yar comme lay xew ay yeneen dëkk yi jëkk jullit yi là en ce moment ñu wax débat boobu mais cadre bu ñu nekk nii république lañ nekk te république nag dafa am na muy doxee ay charte yu muy doxee charte jëkk tënk nag moo waral dem di ko criminaliser dafay ëpp ci déggin parce que nekkuñu ci dëkk ba nga xam ne dëkk charia rek la. mais en démocratie par exemple c'est la majorité qui l'emporte loolu la ñuy faral di wax. dëgg la si di loolu la ñuy faral di wax mais religieux yi ñoom ci seen biir démb bi ñu defee seen manifestation dañu invité à ce que le gouvernement et sa majorité parlementaire ñu respecter la demande de la population. donc si la population majoritairement à 80 et quelques % demande à ce que ñu def ko criminaliser ko le gouvernement peut-être est-ce que du céder si seen demande parce que démocratie majorité la ñuy wax. tamit mbir boobu am na ñoo xamante ne comme fay fi am ñoom am ñoo ñiy bett si kaw néegu yàlla di fa def yenn yi yu tegu newul ñooñu dama jàpp ne sama borom da leen alak ba pare sunu borom da leen alak ba pare dañoo alku donc ñooñu jarul également alak boobu ñuy continuer di leen pousse si miir bi di leen tànc jaru ko parce que alku nañ ba pare léegi lan lañ war a def mooy ku si nekk ñu commencé ko si jàkkat bi nga xam ne si biir kër yi la. yar suñuy doom yi ci suñuy aada. ba nga xamante ne ñoom suñu màggee keneen du leen mën a influencer. effectivement fexe aussi suñuy télé yi ak suñu kii di fa teg ay yu nga xamante ne day jëriñ suñuy aada plutôt que di fa teg lu ëpp loo xamante ne aada ñeneen lay jëriñ. donc loolu moo indi ñoom ñuy dem di def tendance ñoo mode la. di si dem ba branché wu ba nekk ci mais quant à di ko criminaliser man dama gis ni dafa ëpp amul kenn bu commencé ci man amul kenn ku mën a yëkkati loxoom ak daraja boo mënta am teg sa loxo ci kaamil waat ne musuma tooñ sama borom. mais tooñ bi ak loolu bokkul. waaye ndax suñuy def les ma fa laay ñëw parce que charia la ñu wax ni ñaata doomu aadama ñoo romb nii ci mbedd bi di këf bagage jàmbur. bari na ñaata lañ ciy jàpp. est-ce que dañ leen di dagg seen loxo. non parce que respecté ñu charia boobu. donc parce que république nekk mu am ay loi yi nga xamante ne ñoom ñoo ko tënk. loi yoo ko tënk nag loi yooyu moo permettre ku si nekk am droit ne man su ma tooñee wala ñu tooñ ma am naa droit dénk sama bopp ci yoon. mais su ñu demee bay criminaliser vol bétail. voilà criminaliser viol. est-ce que ñenn ñi jàpp nañ ni tamit loolu li nga xam ne peut-être moo gën a am doole ci nga xam ne day bokk ci éducation xale yi nga xam ne peut-être day menacer te éducation su menacer wee rek loolu peut-être population bi tamit da leen di yëngal mooy homosexualité boobu noonu à la place de vol bétail boobu noonu xam ne ak viol bi nga xam ne criminalisé nañ ñenn ñi jàpp nañ ni kon yoon la tamit ñu def ko. ba tey ci benn jàngat man je pense que loolu si li ma gis mën na su fekkee ne pop gis nañ ne. ñoom am nañ doole boo xamante ne biir Sénégal nga ñëw saytu ko ba xam parce que looy def lu nekk il faut nga saytu ko. ñu saytu xool si ñaar fukki xale.
su kenn benn nekkee seen biir ñaata xale la ñuy détourné ci cadre boobu ñu gis ne mi ngi jéggi dayoo là en ce moment mën nañu am ay éléments yoo xamante ne mën nañ ci ne bii nañ ko criminaliser mais fi mu toll nii ba fi may waxee yow amul benn étude buy wane ni war nañ ko mën a criminaliser amul benn jàngat bi ci am léegi ñu jàll ci